bismillah ci xibaar yi wax naa ko sànq commission ad hoc muy kuréel gi nga xam moom moo war a kon déglu kii di Ousmane Sonko taxawal nañ ko ci suba tey jile fukki ndaw ak benn ñoo ko seq juróom-ñetti ay député coalition Benno Bokk Yaakaar lañu ñu jàpp si ay mbiru njëng muy njiital groupe parlementaire Liberté mi njiital kon groupe parlementaire coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ràññee si Dié Madiaye Ba Pape Biram Touré Aji Diarra Mergane Wuri Baylo Diallo Demba Babayel Sow Mously Diakhaté ak ki nga xam moom moo di Mame Bounama Sall bu dee non inscrit moom député Fatou Ndiaye mooy que la fas yéene toogal groupe parlementaire et liberté et démocratie ñoom it war nañoo tànn ñaari ndaw yoo xam ne ñoo leen fa fas yéene teewal ñoom ñi ñëpp nag ñoo fas yéene déglu kii di Ousmane Sonko ci teewaay Wokam lay doon. ba tey ci wàllu xibaar militant ak responsable fare parti Pastef yi nekk fu fekkee di commune Fass Gueule Tapée Colobane ña ngay artu nguur gi rawatina njiital réew Macky Sall ngir moo xam ne li amoon fan yi ñu génn ci biir mbedd Ndakaar yi ne jàpp ne loolu lancement kese la kitaabu nañ ne Ousmane Sonko bu ñu ko bëggee tëj ci kaso bi ndax ay complot yi tegwul fenn yuuxu dina jëf fu ñu ko foogee wul woon loolu yi ñu ngi ko xamle ci ab ndaje mu doon seq démb ak taskatu xibaar yi El Hadji Ousmane Fall moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Mamou Diaby Gassama. xam nañ ne que saay-saay waxul dëgg mais yàq na xel benn xale bu jigéen bu koy accusé de viol pourtant yàgg na fa dem loolu mooy wane ne que en réalité nañu waxante dëgg complot bu mag a mag bu ñu lal pour yóbbal ko Ndungu Sine nëbbal ko jant bi mais nag buñ ci seetaan te benn yooyu noonu benn du ci am mënuñu ko yóbbu Ndungu Sine mënuñu tëlimal der Ousmane Sonko xeex bi jeexagul de fan yii di ñëw di ngeen dégg nag lii ñëw li nga xam ne ñoom ñoo ko def ay audio yi nga xam ne ñuy fabriqué ay image ay vidéo yi nga xam ne ñoom ay acteurs lañ fi indi ay acteurs ñëpp xam nañ lan mooy acteur pour yàqal ko mais yaakaar naa ne loolu c'est peine perdue mënuñu changer dara lu gën a tuuti duñu si changer benn yoon suñu opinion te duñu reculer benn yota je dis ci li nga xam ne que mooy suñu projet bu ñu porte Ousmane Sonko mooy lu ñu tax a yóbbu pour ñu yóbbu ko ba pare nañ pour jaayante jaay suñu bakkan laa wax jaay suñu bakkan gis ngeen événement lundi bi passé je pense je peux le dire lancement bu ndaw la taxawaay bu ñu taxaw actuellement nii lu ñu pare daa wax mbokk loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di El Hadji Ousmane Fall député yi faree ci coalition kon Benno Bokk Yaakaar bu ñu compté ci seen natango yi nga xam ne ni ñoo faree ci groupe parlementaire liberté et démocratie ngir muri mbalaanu kiraayu député Ousmane Sonko maître Abdoulaye Wade becc na ab communiqué di xam ne moom àndul ci lu ni mel àndul itamit ci façon bi nguur gi nar a faagale ab adversaire am ci wàllu politique maître Abdoulaye Wade yemu ca waaye dafa jàpp ne Ousmane Sonko ak fi mu toll tey waroon naa njort lu bare ab ñàkk expérience am ci wàllu politique moom la nguur gi exploité ngir tegal ko ab dëgg sërëx ba mu daanu si Pathé Mbodj nag di ab taskatu xibaar doon nit kuy gëstu ci wàllu politique moom dafa jàpp ne kàddu yu maître Abdoulaye Wade yi def lu dul gën a suuxal ki nga xam moo di Ousmane Sonko yéeneem ak bëgg-bëggam mooy écarter njiital parti Pastef lii daal di samp doomam bii di Karim Meïssa Wade Pathé Mbodj ñu teewlu ko ci téléphone Issa Tine. am nga jàngat bi ci mën a jàngat mooy jàngat bi ko xorom dëj bi ci boppam di gisee di jooy dëjëm ndax bi mu ñëwee tamit dañu naan tekk déglu bi mu ñëwee bi da ngay naan tekk déglu boo xëyee gis xiiroo bi nekk ci biir Pastef te xam ne xëy na kon ni Wade taxawee du taxawaay bi xam ne ni moom la ñu seeti woon ndax am na ñu njëkk a wax génne benn bataaxal boo xam ne ni lañu Pastef la di ngaa ñël li Abdoulaye Wade wax ñu toog lii beneen bataaxal génn ñu ni du woon suñu taxawaay ñun waa Pastef suñu taxawaay Pastef mooy lii kon ñoom si seen bopp rek am nañu jiixi jaaxa ndax ñii ñu ngi naan waaw ñii ngi naan déet boo ko seetee nag ba si biir dafa mel ni Abdoulaye Wade dafa xaw a sat mooy bu fekkee ni dañuy wax naan Sonko mi ngi si
ci mbir ci guddi gu ba setagul xamaguñ ne nu mbir mi demee ci xaar yoon nga taxaw ni waaw moom de li mu def dafa juum dañu dugal ko ci ndinga sërëx te mel ni da ngay taxawal ni li ñu wax yi am na te fii ñu toll nii yaakaar naa am Abdoulaye Wade bi nga xam ne kenn magatu ko si réew mi Abdoulaye Wade mi nga xam ne lépp loo xam ne xeex ak yelleef doomu aadama ci lañ ko xamee woon bu noonu na di avocat bu noonu na tamit tey lu tuuti ba xam mbir mi ni muy demee waaye tamit Abdoulaye Wade dafa nekk ci kujje goo xam ne li ci ginnaaw ak ñëw rek dafa ñu naan ko du moom ak Irak ak du keneen bu fekkee ni kenn ci naan kujje gi moom moo ko yore nekk na ci torop xëy na mun na ko bës mu daanu comme ça ñu wane ni moom ci boppam ak partem PDS ñoom rek ñoo fi kujje gi ñoo war a jiite kujje gi amul keneen ko mun a jiw mu nga ko day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Pathé Mbodj moo doonoon gànnu Walf FM askan bu dëkkee fële ci Ndiayène Pendaaw nekk foofee ca diwaanu Podor ñu ngay samp laaj bëgg a xam ndax ñoom ci Sénégal la ñuy bokkoo am déet seen dëkk bi ak dayo gi am amul courant amul réseau téléphone waaye leen gën a métti rek moo di seen soble si tàmbale yàqu ci seen yoxo ndax ñàkk a gis ku ñu ko jaay ab taxawaay ñaxtu moom la doon amal di sàkkoon ci kilifa yi ngi lu nu mel ñu jël ci ay matukaay Oumar Niang moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Aboukan wane seen naqar wane aussi seen ñàkk contentement ci ñaari mbir benn bi muy ci côté réseau bi ñun fii nii dañu sonn à tel point que mënuñu def dara benn activité ci télécommunication ndaxte réseau bi baaxul da ngay bëgg am aajo bëgg woo sa morom wala bëgg jàllale benn message du dem ñaareel bi am nañ fi ay étudiants yoo xam te ñu ngi leen orienté ci IVES pour ñu connecté wu def seen cours comme il se doit mënuñu ko. beneen problème bi mooy aussi fii ñëpp xam nañu ñëpp dañu am aajo ci ay xaalis affaire yooyu noonu da ngay am sa benn xaalis bu ñu la war a envoyé nga dem pour retirer ko ñu naan ko problème de réseau wala leneen ak leneen mu doon loo xamante ni tamit yàgg na parce que soo xoolee ñeenti at tey ñu ngi dund ci loolu te pourtant de soo xoolee 99% ci population bi ci Orange ak Kirène la ñuy jëfandikoo mu doon loo xamante ni tey dañ ko motal ba mu mot sëkk ñun nag clients yi lenn la ñu soxla mooy lan Orange ñëw defal ñu fi benn antenne boo xamante ni dina tax du ñu amati benn ñàqare ci côté réseau wa ilaa ñaari village wala yeneen dëkk commune yeneen kii yu nekk ci yeneen alentours yi mu ñëw defal ñu fa antenne lu mel ni Diaboobe wala ci le Boubacar boo xamante ni dina doon ay antenne yoo xam ne dina am ampleur am puissance boo xamante ni dina mun ñu jàppale ñu fii nii ndax ñu jàll ci domaine boobu noonu beneen affaire bi moom bëgg indi bi mooy lan wàllu sécurité sàcc bi dafa bare violence bi dafa bare beneen affaire bi ñu ngi woo nguur gi mooy ñi nga xam te ñoo représenté Ndiayène Pendaaw ñoo représenté population Sénégal. mu nga kon loolu day kàddu yoo xam ñu ngi ko nangoo ci kii di Omar Niang liggéeykat yi nekkee ci kër gi di Dakar Dem Dikk ñi ngay yëglu seen i kàddu lañu yëkkati di ñaawlu kon dogal bi nga xam ne njiité réew Macky Sall jël na ko daal di kon dàq ñaar fukk ak benn ci ñoom daal lañ wax ne du dëgg du yoon te duñu ko bàyyi mu jàll sunu xibaar yi weesu dégg ngeen ci kàddu yi mu ci rotal moom mii di Babacar Fall délégué de personnel la nekk ca Dakar Dem Dikk anam bi ñuy doxalee marché yi doon na lu yitteel kilifa yi ngànk bokk moomel bu Mbàkke ba tax ci ndimbalu waa ARD amal nañ ab utub tàggatu dajale woon lenn ci liggéeykat yi nekk ca mairie ba dañuy dem ca diwaanu Mbàkke fekk fa Maodo Makhtar Sarr. mairie bu Mbàkke ci ak lëkkaloo gu mu amal ak ARD jóg ngir tàggat ay liggéeykatam am na benn session de formation boo xam ne amal nañu ko mu jëm ci ana naka la ñuy taxawalee marché yi Abdou Mbacke Ndaw maire de la commune de Mbacke. dikkaat nañu tey pour former ci li nga xamante ni mooy procédure de passation de marché naka la ñuy doxalee marché ba mën koo jaar yoon wi mu war a jaar bañ lancer ko ba mën ko exécuter loolu ñu ngi ciy liggéey nag ak ARD looloo waral nag tey ñu dajale agent yi pour former leen. acte 3 de la décentralisation dafa am ay instruments institutionnels et financiers yu mu àndal. mën nañ ci wax PACASEN dafay doon xaalis yoo am ci ay projet la jëm te projet yi bu ñu ko war a exécuter ci Mbàkke commune bi war na mën a am personnel boo xamante ni xarañ ak xam-xam bi war dana ko am pour mën a exécuter marché yooyu. Abdou Mbacke Ndaw maire bu Mbacke dolli ci ne seen bëbët moo di fexe ba mën a demal seen bopp. suñu rôle ak suñu bëgg-bëgg mooy agent yi ñu am ñu former leen renforcer leen ba capacité ak aptitude yi ñu war a am ñëpp ñu am ko ba ëllëg n'importe quel marché wala n'importe quelle procédure bu mu mën a doon
fekk ñoom formé nañ leen ci ñu mën ko jëfe ndax àddina bi nag moo toll foofu objectif nguur gi muy commune yi amal seen bopp ay ressources am xam-xam bu doy loo xamante ni dana mën a jëriñ askan wi. bi muy jeexal ay kàddoom maire bu Mbàkke Abdou Mbàkke Ndaw ne seen mbébét moo di amal yeneeni formation ci yeneeni fànn jëmale ko ci liggéeykat yi ngànk mairie bu Mbàkke. Touba Mbàkke Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Mamadou Makhtar Sarr ñu ngi lay sant di la gërëm àdduna gépp di màggal tey ji ci altine ji bëccëg bi ñu jégleel wàllu cancer ci xale yi le suñu réew nag di suñu gaal di ci béy waaram gannaaw ba ñu xaymaane lu ci toll ak juróom benn téeméer xale at mu nekk daañu amee feebar bi ci mim réewum lu jëm ci feebar bi ak tolluwaayam ci réew mi kon aji Ndeye Kouna Dieye amal na ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. fii ci Sénégal ndaw yi am cancer bari na lool te toppatoo leen ca anam ni mu waree doon na lu jafe lu mat juróom benn téeméeri tout tànk am nañ feebaru cancer wante téeméer ak genn wàll kott ñoo jotoo yegg ca bërëbu fajukaay yi ba nekk ca hôpital Aristide Le Dantec te sax genn gi bu ñu jot a jariñoo yooyu faj ndax daanaka seeni cas daa jéggi dayoo moonte de mënees na ci mucc ñu bëri ci ñoom sax bu ñu sukkandikoo ci chiffres yi ak jàngoroy Covid-19 mbas mi yàq lépp suur na jafe-jafe yi la gone di woy di dund ak seen nit métit ñu jiite di ko gis te mënuñu ci indi benn saafara. jërëjëf soxna Aji Kouna Dieye juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeenti doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi ci di Covid-19 ba mu duggee ci réew mi léegi ci ñaari junni ak juróom fukk ak juróom-benn test yi jot a amal démb ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett ñoo dellu si amee feebar bi le téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ay cas contact lañu téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent di ay cas communautaire juróom-benn fukk ak ñett ña nga tëdd lalu hôpital ñuy sauvé juróom-benn doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan démb. tolluwaayu mbas mi di Covid-19 ci réew mi rawatina foofee ci diwaanu Louga doon na loo yitteel Cheikh Makhtar Seck muy xalifa de Thialaw Seck ca Ngourane ay kàddoom la yëkk muy sàkku ci askan ñu sàmmanteeg dig li nga xam ne ni moo bàyyeekoo ci kër docteur bu fekkente ne bëgg nañu mucc kon ci feebar bi bu lee dañuy dem ci Ngourane fekk fa Omar Kayre. bés bu nekk Covid-19 bi di gën di yokk ci région bu Louga lii nag jur tiit ak njàqare ci askan bi waral Cheikh Makhtar Seck di xalif bu Cheikh de Thialaw Seck bu Ngourane di woo askan bi ñu xoolaat seen taxawaay. man mënumaa gëm ne yow gëmoo ne corona am na te boo demee ci docteur bi bu la nee da ngaa siti nga nangu bu la nee da ngaa am tension nga nangu bu la nee da ngaa am sukkar nga nangu bu la bindalee ordonnance nga dem jëndi ko waaye buñ neel da ngaa corona nangu woo ko kooku mën la nekk. amul benn lu ci nekk lu dul nu war a moytu bi mooy di raxas suñuy loxo fu ñu toll di takk masque di soree ci toogaay. Cheikhna Mouhamadou Seck nag li mu bëgg moo di ku nekk jël ay responsabilité am ba mbas mi ñu mën ko fay jëlee ci ni mu gën a gaawee. fu nekk xew-xewam nga fay am ba léegi te xew-xew yi ci la yëf yi tasaaroo kon nag ñun dañoo war a ragal wàll ko keneen ngir yàlla. bu ma wàllee kii. métit bu mu cay jëlee mbaa ba kanam dem ca maag yàllaa cay des loolu ba tax ma man koo sàmm sama bopp te jàngoro ji waxuma la dal la waaye sa économie bu réew daanu ba na mu réew moo mënoon a taxaw mënatu ko taxawe loolu dong jar na moytu ko. ci Louga mag ñi lañu seetlu ne ñooy ëpp ci ñi nga xam ne ñoo génn àdduna ci feebar bi bu nu jëlee exemple ci département bi ñi fiy génn àdduna moyenne d'âge bi mi ngi toll ci juróom-ñaar fukki at ak ñaar xalif bi jàpp ne ñii ñoom ñu jara aar lañu. feebar bi mën naa dal xale. léegi nag nga dikk ci kër ga wàllu ko sa baay wala sa maam wala sa yaay kon nii nuy waaje nun mag ñi di ko moytu noonu lañu war a waajale gone yi ñu di ko moytu ku sa doom di dem école. balaa génn kër gi nga raxas ko ba mu set ay loxoom defal ko gel takkal ko masque te dénk ko ne ko bul ko tekki benn yoon bu jógee école dugg si ci kër gi balaa nuyu kenn yebal ko mu dem raxasaat ay loxoom ba mu set. Cheikh Makhtar Seck nag woo na Sénégalais yépp ñu delluwaat seen borom tuub te ñaan ngir mbas mi daal di fii jóge ba faaw Cheikh Makhtar Seck nag mi ngi nekk xalif bu Cheikh de Thialaw Seck ginnaaw bi nga xama ne Cheikhna Mouhamadou Seck génn na àdduna yamook fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier bi ñu génn. Oumar Kayre, Louga, Walfadjri.
Medina Baye yeewatee ji ci tiis te moo di génn ak àdduna Serigne Mansour Niass ibnu Serigne Baye Mamoun Niass démb kon ci dibéer ji ci la wuy ji boromam Serigne Mansour ngir ñu ko xamul moom mooy njiital parti RP nekk tamit borom Al Madina FM. Ahmed Saloum Boy ne Sénégal ñàkk nañu ko mag ñàkk nañu ab borom xam-xam xaritam tigi la woon ndax bari na ay liggéey ñu doon def fële ci réew arab yi ñoom ñaar ñoo doon ànd. Lu jëm sax ci seede yi nga xam moo tukkee ci Ahmed Saloum bi dañ ci dellusiwaat incha allah rabbi kàddu yi Ahmed Saloum jënkoon dañ ci dellusiwaat incha allah rabbi ci sunu yeneen i jotaayu xibaar bon mbokk yi ci foofule ci la ñuy tàbbiseeg yéen ci xibaaru tàggat yaram yi dañ ci ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Gomis sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu. Seydina Omar Ba maa ngi lay fay. ñu tàmbali ko wàllu football championnat professionnel Ligue 1. waaw Seydina Omar Ba Ligue 1 bi gannaaw bi ñu joué juróom-ñaareeli journée bi résultat yii la joxe gis nañ ne li nga xam ne moom mooy jàmbaar bu Saly dafa demoon fële ca Louga foofu nag amu fa ndam dafa match nul ak ki nga xam ne moom mooy équipe bi ñuy wax Njàmbur bu Louga Pikine dafa la jëkkoon nag résultat yi nga nii mais gis nga de lii mooy résultat yi amoon na ñaari match bi ñu ñëw ci classement bi rapidement classement bi lu muy joxe gannaaw bi ñu joué jogante yi yëpp classement bi Ndéem Jaraaf dafa demoon fële def jaloore bu am solo Jaraaf bu Ndakaaru moo nekk ba léegi bu ci bopp raw gàddu gi gis nga mu ngi am juróom-benni match ñii am juróom-ñaari match bi waaye moom moo nekk ba léegi ci raw gàddu gi ba pare samedi dimanche bi def résultat bu am solo ci coupe CAF ci ginnaaw rek Gorée ñaari tali ñu ngi ci suuf de. ñu suuf waaw ñu ngi ci suuf nag war nañ fee génn nag bu ñu fi génnul ñaari tali dàq na entraîneur am. mu ngi fii mais Gorée ba léegi mu ngi nekk ci Sidaat Sarr waaye nag xam nga Sénégal moom bu ay defar di kii rek du baax. dañuy jël lépp teg ko ci ndodd entraîneur bi daal. waaw loolu loolu mooy football. waaw loolu lay football au niveau la. ñu wax léegi ci wàllu Ligue 2 ak Linguère bi nga xam daanaka dominé na. waaw foofu nag Linguère ñu xool résultat wu Ligue 2 di ngeen gis li Linguère def ci journée bi gis nga ko Linguère dafa daan Africa Promo Foot ñaari bal ci benn Renaissance moo am ndam ci kaw Sonacos joué nañu match yëpp ci vendredi samedi ak samedi ak dimanche kon nag ñu ñëw ci classement bi foofu tam Ligue 2 xool ni Linguère rawee gars yi juróom-ñaari poñ la rawee deuxième bi mooy Amitié FC rawee juróom-ñetti poñ Wakaam bi nga xam ne moom moo nekk troisième ci suuf nag ñaari équipe bu Thiès ñoo nekk ci suuf bu championnat bi yemoon rek ñoom wàcc nañu. mu ngoog bu ñu jógee kon ci wàllu football si dañuy wax ci wàllu basket championnat national. waaw dañu dem ci jigéen ñi ayca. waaw xam nga ne jigéen ñi lañ koy tàmbalee. effectivement waaw ñu ngi seen 6e journée waaw voilà léegi il faut ñu dem ci jigéen ñi parce que il faut ñu sagal suñu jigéen ñi. kon nag championnat bi nii la tëddee ñu ñëw ci résultat yi am gis nga GIA moom moo daan UCAD bu basket club daan ko Ville de Dakar ak SLBC moo nekkoon match choc bi finalement Ville de Dakar moom moo daan SLBC gis nga nag résultat yaa ngi nii. kon nag bu ñu jugee foofu nag léegi ñu dem ci góor yi. ci bis voilà ñu dem léegi ci góor yi xool góor yi ñoom li ñu def gis nga léegi mu affiché wu match bi nga xam ne moom lañ doon kii dañuy xool AS Douane ak ASFA mooy borom kii yi takk der yi. ñoo doon joué seen biir gis nga de Douane ni mu ko dóor yu métti waaye 90 à 47. GIA moo am ndam ci kaw Mermoz kon nag mu ngi nii résultat yi moo am ci wàllu li nga xam ne moom mooy lii di basket. bu ñu jógee kon ci wàllu basket dañuy wax ci wàllu athlétisme. athlétisme 6e journée bi lañ doon amal compétition yooyu ci wàllu Ligue de Dakar Alkhari Aïdara moo ñu fa demoon ñu déglu ko. juróom benneelu bëccëgam ñu ki samedi bi ñu weesu ci stade Léopold Sédar Senghor athlètes yi ñoom nag wane nañu seen bopp ci juróom-ñeenti épreuve ak niveau bu am solo looloo waral Sara Wali nekk njiitul fédération sénégalaise d'athlétisme di ci kontaan lool. mooy ñëw ndax compétition tey bi dafa xaw a particulier ndax athlètes yi nekk ci centre international bu Dakar bi dañ participer ci compétition bi te ñooñu comme dañu nekk ci condition yu baax
buñ ñëwee dama mën njort ne daañ yëkkati niveau compétition bi. médaille olympique bi di Amadou Diaba kontaan lool ci performance yi nga xamante ne athlètes yi nekk ci centre bu mu jiite def te nee ne loolu dina tax te athlètes yi yu mën a am compétitivité ci seen biir waaye tamit nee na dina baax loolu ci yeneen compétition internationale yi di ñëw. li may commencé féliciter athlètes yu nekk ci centre bi ak athlètes yu nekk ci yeneen club yi daw tey parce que soo gisee centre bi am avance ci ñoom di ñu am ay moyens yoo xam ne ñeneen ñi amuñu ko donc moo tax may woolu ñi nga xam ne ñooñu mën a jàppale war a jàppale athlètes sénégalais yi ba nga xam ne ñu mel ni ay Gina Bass ñu mel ni comme Louis François mel ni comme Ibrahima donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne dinañ ci waxtaan ak président Sarawali. Gambien bi Gina Bass ak sénégalais bi di Louis François ñoom wane nañ seeni bopp ak performance yu mucc ayib. man tey kontaan naa because suma record personnel la so su ma ko dawee ci deuxième compét so loolu baax na because ama concurrent noonu. Bah mais objectif c'est facile comme année bii nii puisque ak Covid bi nii c'est un peu difficile mais sama objectif mooy être champion d'Afrique cette année-ci et faire les minima au JO et de passer au premier tour. gannaaw distance yi jot a amal ci tartan bi nag yi ci mel ni 110 mètres et 100 mètres et 100 mètres plat 400 mètres plat 1500 mètres ak relais 4 fois 100 mètres amoon na tamit triple saut en hauteur ak lancer du disque juróom-benneelu bëccëg bi nag ñu jàpp ni am nañu record participation club yi waaye tamit performance yi ñu jot a amal ay performance de niveau mondial dimanche bi di ñëw petite catégorie moom mooy wàcce ci piste bi. dañuy des ba léegi ak Alkhayri Aïdara dafa jël micro tàllal ko kii di directeur technique bu Ligue de Dakar ci wàllu athlétisme moom nag nee na nag kontaan na lool ci li club yi bare lool ci compétition yi ñëw def seeni ay compétition ñu déglu Ndiak Thiaw ci micro Alkhayri Aïdara. waaw liñ ci mën a jëlee rek mën nañ ko tënk ci ñaar bi ci njëkk mooy li nga xamante ni mooy taux de participation bi nga xamante ni club yi def nañ ko mais aussi centre bi aussi def na ko parce que centre bi dañoo jël seen adal yëpp ñu commencé tey si journée bi nga xamante ni mooy suñu 6e journée de compétition benn bi des mooy performance yi nga xamante ni athlètes yi réalisé nañ ko gis ngeen fii Ibrahima Camara bi nekk ci centre daw fi 10-23 jàpp nañ ni performance de niveau mondial leen donc ci suñu athlètes yi aussi ku ci mel ni Fallou Galas Niang mi nga xamante ni moom ci suñu athlètes yi mën a compter ci la bokk aussi moom réalisé na performance bu ñuy wax 10-48 donc dafa nekk loo xamante ni performance tey ci journée 6e journée bi performance yu am solo lañ ci def liñ ci mën a wax rek mooy am nañu plateau bu relevé ci compétition bi mais aussi performance yi aussi tamit amoon na performance yu am solo yoo xamante ni athlètes yi réalisé nañ ko ci 6e journée bi. parce que maa ngi prévoir bi ma defee sama planification maa ngi prévoir def 20 journées de compétition maa ngi ci sama 6e journée mais dans ces 20 journées on a les championnats nationaux mais aussi les championnats régionaux donc athlètes yi compétition yi nga xamante ni moom la ñuy def da leen di préparer pour ñu mën a réaliser ay performances yi nga xam ne moo leen di permettre pour ñu mën a participer ci championnats régionaux yi bu ñu fa jógee mën a participer ci championnats nationaux yi donc des na ay journées yu bari yu ñu war a def mais aussi ñu fàttali leen ni leen kat petite catégorie aussi prévoir nañ leen ci compétition yi parce que dimanche bi ñëw ci suba aussi petite catégorie la ñu war a defal compétition. kooku moo doon Ndiak Thiaw di directeur technique bu athlétisme ci Ligue de Dakar Seydina Omar Ba lii moo fi ruusoon ci wàllu tàggat yaram. di la sant di la gërëm Cheikh Ahmed Tidiane Gomis mbokk yi kon ci foofu la ci la ñuy tàbbisee ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Seydina Omar Gueye la. Bonjour, dossier Sweet Beauté Spa.